jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan fii ci Télédal TV gannaaw bu ñu demee break daal di ñëwaat ni leen ko waxee léegi ci ndorteel bi muy lan di jamono social media su ñu waxee jamono social media nag mooy Facebook bokk na ci YouTube bokk na ci Instagram ak yu ñu mel xam ne ñun ñëpp tey mën naa ne ñu ngi koy jëfandikoo ñi gën cee bàyyi xel dëgg na nag li muy defar noonu lay yàqe ndax li muy yàq moo ëpp wala li muy defar moo ëpp loolu tey moom lañ bëgg a waxtaane ndax yi tamit bu fekkee dafay yàq yi tamit nan la ko doomu aadama yi di mën a jëlee di yàqante ñu neen suñu biir te ñu ni ne ay mbokk lañ te loolu yëpp defar moo ko tax a jóg kon tabarakallahu ci kaw loolu nag ci laa fi dalalee ay gan ñi nga xam ne mën naa ne seen xam-xam màcc na ci loola ngir na ma waxtaan li nga xam ne mooy mbiri jamono social media ci jamono ji ñu toll nii ma dalal fi nag soxna Khadijatu Diouf waaye dalal fi ki nga xam ne mooy Adama Demba ak Mikel ñoom laa dalal fii ci rafetal waxtaan li nga xam ne mooy jamono social media ku leen ko indil di seen mbokk Ibrahima Gueye du ma def rek lu dut ñëw rek ci soxna Khadijatu Diouf bàyyi ko mu nuyoog ki nga xam ne mooy askan wi ñi koy déglu gannaaw gi ñu doog a dugg ci li nga xam ne mooy waxtaanu jamono social media soxna Khadijatu bismillah. jërëjëf yaa imam jërëjëf asalaamualeykum képp ki nga xamante ne yaa ngi seetaan Télédal TV maa ngi laa nuyu maa ngi tudd Khadijatu Diouf nekkal leen fii si suñu programme bi nga xamante ne moo tudd rafetal nag nekk plateforme bi nga xamante ne fii lu munti xew rek dinañ ko jël rafetal ko ma jël nuyoo bi delloo ko yaa imam. jërëjëf soxna Khadijatu Diouf ci duggin bi am solo boobu ak su nuyoo yu am solo yooyu comme duma def lu dem ci soxna Adama Demba moom itamit mu nuyoo nga xam ne askan ñi koy seetaan fii ci Télédal TV programme bi di rafetal soxna Adama bismillah. Mikel I think you have your word to say. jërëjëf Oustaz. Assalamu alaikum Gambia as well as our viewers outside of Gambia. It's a great opportunity to be sharing this platform with you Oustaz Gueye and my fellow panelists in Khadijatu Diouf and Demba. I'm super proud to join you girls on the stage here. Thank you very much, Mr. Mikel. jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan fii ci Télédal TV ci diggit bi nga xam ne ñi ma dalal noonu lañ duggee li ñu war a waxtaane nag tey mooy jamono social media. jamono social media mooy media bi tey naka la lëmbee li nga xam ne mooy àdduna bi. bari na ñoo xam ne lañ ciy def tey mooy toppatoo seen mbiri bopp toppatoo seen mbiri jaay ak jënd ak lu aju ci loolu waaye tamit am na beneen côté boo xam ne am na beneen boor boo xam ne disadvantage la mooy di yàqante ñu neen suñu biir di jëwante mbaa ñuy saagawante mbaa ñuy dëkkalante sax fu ñu dëkkul mbaa sa mbokk wala sa xarit doomu ndey wala ki nga àndal mu yàgg lool seytaan dox seen diggante ngeen di yàqante ci jamono boobu kenn ku nekk di fesal sa bopp ci jamono social media bi ci loo xam ne jaru ko doomu aadama moom saa yu bàyyi xel boppam rek war naa bàyyi xel moroomu doomu aadama ndax ki ngay yàq amaan na koo xam ne nekk na koo xam ne warloo koo yàq ndax du ne ñëpp la ñuy yàq mu jig la waaye sax boo xoolee sax daf ko jaratu sax ci àdduna bi ngay taxaw di yàq sa morom mbaa ngay wuññi suturaam ngay suturaam ñëpp di ko xam ba bu génnee dootu jara si dara wallahi am na ñoo xam ne jamono bii tey mënatu ñoo génn seen biir askan mënatu ñoo génn ci dëkk bi mënatu ñoo génn sax ci mbedd mi ngir waaye toog bi mu toog ci media bi waxal ko loo xam ne mën naa ne sax lu mu ko wax dara amu ci rus naa génn ci doomu aadama nit ñi di ko xoolee loolu kenn deful ko xëj na dama ne ku dul xaritam wala mbokkam wala àndandooram bu njëkk seytaan dox seen diggante rek ñu def loolu kon dëgg-dëgg ñun nit war nañu sutura wante ndax nit du mat ci dara te kenn ku nekk
am na ayib boo xam ne dëgg-dëgg bu ko yàlla feeñaloon yow mën naa dootoo jar dara ci àdduna ñi ta ngi def bàkkaar boo xam ne mbaa def loo xam ne kenn xamul ko yàlla rek kese dong mooy ko gis mooy ko xam mooy ko yëg bu neexoon yàlla ci kattanam ak mën-mënam mënoon naa ne naa bind lii ci sa yaram wala bind ko ci sa jë nga génn ñëpp xam ne yow yaa defoon lii naka noonu itamit ci guddi gi yaa ko defoon nii yàlla ne ma feeñal ko te su boobaa dootoo ci man dara waaye ni yàlla bari sutura ni mu mën a suturale jaam loo def ci ñaawteef lu mu garaaw ak lu mu rëy yàlla mën na la ko jéggal ci boo ko tuubee bu pare mu suturaal la waaw ndax nu ñuy suturaale ni ñu yàlla suturaal ndax ñun mënuñ ko suturaale suñu biir waaye duñ ko def de képp ko mere sa waay rek mbaa nga mere sa xarit rek sañ ngaa dem ci internet bi yàqu ko ba mu yàqee bari jar dara waxal ko loo xam ne xëy na defut ko mbaa nga wàññil ko sax li nga xam ne moom la def ci lu mbaax nga ne fekk sa defut ko kon loolu lu mat a bàyyi xel la waaye du ma def rek lu dut comme ni ma leen ko waxee léegi ñi nga xam ne ñoom laa dala ñoom itamit ñu ñëw ak seeni xalaat ci li nga xam ne mooy social media bi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loola kon soxna Khadijatu Diouf social media léegi am na advantage am na disadvantage ñu bari nag dañ ko dee use wala mën na ñëpp dañ ko dee use ci xale yi ci mag ñi ci góor ñi ci jigéen ñi waaye li may laaj foofu ndax social media ñëpp war nañ koo use wala déet ci jamono bu ñu toll nii. jërëjëf yaa imam social media daanaka ñëpp waruñ koo use. ñëpp waruñ koo use lu tax. su demee ci xale yi. parce que social media dafa nekk li nga xamante ne comme ñu bari deng si njëriñoo waaye ñu bari tamit foofu leen dee jëlee ay loraange. definitely especially su ñëwee si xale yi. ba pare bu ma ne xale yi especially xale yi nga xamante ne dañuy jàngi. ñuy dem ci school bi. exactly social media daf leen dee distract de extend ne ñoom duñ dee talati seen jàngay sax. da ngaa gis xale bi nga xamante ne day sol uniforme nekk si TikTok bi di féeca yaa imam xam nga ne loolu social media lor na xale boobu noonu. because moom dafa foog ne loolu is the right thing to do. te bu ñëwee tamit buñ ne social media du xale rek a ko war a mun a use waaye am na yenn mag tamit waruñ koo use comme ni nga ko waxee rek yal na yàlla dooli sutura am na ñeneen ñi nga xamante ne buñ jotee ak nit te ñoom mi ay mag leen dañoo ñëw wuli pande yëpp ci social media bi instead of ñu dem ñu jël problème boobu noonu solve ko seen biir ñoom jaral na leen ñu génna di wax ay kaddu yu ñaaw di sosalaate at the end of the day xale bi nga xamante ne mu ngay dem school bu xasee ba gis loolu noonu moom tam dafa foog ne loolu mooy lu baax mooy lu war a am ñoom tamit si loolu la ñoo roy at the end of the day musiba am na. jàngal la boo xam ne du jàngal bu correct. du jàngal bu correct du jàngal bu baax. parce que du jàngat bu baax. definitely exactly soxna Adama kii dégg nga lu soxna Xadijatu wax maanaam xale yi tey moom jàpp na ne xale yi waruñoo yor li nga xam ne mooy mobile waaye xale yi dañ leen jox mobile. dañ leen jox mobile soo gisee ñu ko yor dañ leen jox mobile te ñu leen di jox mobile ñoo amee responsabilité xale yooyu ndax waajur yooyu wala ñi amee xale yooyu defuñ loo ñu def noonu du jumte pour ñoom jël xale bu ndaw bu toll ci njàng muy grade 10 wala mu grade 11 war a toppatoo njàngam jamono jooju tey nga jox ko mobile ndax loolu war la. nga wax li nga xamante ne lu am solo. parce que yaay. bu nekka tey bu juree doomam. dafa bëgg a mu nekk doom yu gën ci doom yi. waajur bu nekka da nga ñaan yàlla nga jur li nga xamante ne lu baax la. waaye du waajur yi yëpp nag parce que am na waajur yi nga xamante ne ñi ngi jël seen mantuwaay di def kon waajur lu mu war a def dinañ aar seen doom dinañ yiir seen doom dinañ jàngal seen doom ba pare teg leen tamit ci yoon. waaw waaye am na waajur yi nga xamante ne tamit yaa imaam saagan nañ parce que tey lu tax ma ne saagan nañ yow tey doo amee sa doom
parce que dangaa dugg si social media bi saa yu nekk di nga gis li nga xamante ne mooy saagante di nga gis li nga xamante ne mooy xasante ak waxante lu ñaaw bon yow xale bi nga xamante ne mi ngi jànga mu ngi dem school nag yow war ngaa jël ekkati mobile jox ko xale boobu lu ci gën a garaaw am na waajur yi nga xamante ne digga la am nga ko mun nga ko dangaa gis am na mobile yi nga xamante ne yu cher yi nga xamante ne yow mii waajur bi wala sa ay am na sa mbokk yi nga xamante ne mënuñ koo téye mënuñ koo am xale boobu xam na ne mënut a jënd mobile boobu mobile bi cher na cher boo xamante ne waajuram yi sax mënuñ koo jënd tey boo demee ci classe yi xale yu si ëpp dañuy am mobile te du wut ne waajur yëpp mën a jënd mobile kon li problème mooy xale bi benn xale si classe wala ñaari xale si classe su ñu amee mobile seen morom yi dañuy wax ne dañuy bëgg a am mobile comme ñoom te ñaaral bi itamit mobile yooyu buñ dajee loolu fi xam buñ brégué wala ñu wàcc am na bërëb bu ñu dajee seen mobile yi tamit lu mat a bàyyi xel la xale yooyu fan la ñuy jëlee mobile yooyu noonu xale yooyu most of the time lu bëree xam nga xale jamono bi xale yi dañu lëndëm neexu ñoo xam yaa imaam am na xale yi nga xamante ne tey bu ma la waxee ñi ngi dëkk ak seen yaay ñi ngi dëkk ak seen papa yi waaye xamuñ ne sa seen doom yi njabootee ñi ngi use téléphone nag loolu di nga ko gëm mu ngi am ci miin réew si miin réew moo taxit lu bari dangaa dégga boo déggee ñu ne xale bii de nu mel xanaa ndeyam gisu ko wallaahi fekk ndeyam yëgu dara lu muy def waaye ba tey tamit ma war a dellu ci ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi moom foofu laa bëggoon a ñëw nag parce que tey yow boo ne waxee ne kilifa nga sa doom tànk bu mu ekkati di jóg war nga koo bàyyi xel bu baax boo déggee ñu ne boo demee ba nekk kilifa wala nga nekk yaay wala nga nekk papa responsabilité bu rëy la yàlla jox definitely parce que tey am na lu ndaw li nga xamante ne yow mii kilifa bi yaa ngi ko sa doom mu ngi koo def yàlla laaju ko doom ji de yow mii kilifa bi yow la koo laaj parce que number one ci naka nga koy yaree moo tax ñu ne la ne doom ci boppam buñ la ko joxee yàlla bu la mayee njaboot yow fekk kooku génnul saron bu fekkee njaboot bu jigéen fekk génnul saron responsabilité am ci yow la nekka war nga xam benn ci fu mooy teg tànkaam ñaar ci lu mooy def ñetta kooku ci lu mooy duga ba nga dem ci li nga xamante ne muy jamono social media borom di use téléphone yow mii kilifa bi nga gis fuun si loxoom laajuloo ko doom fuun bi naka nga ko amee ak foo ko jëlee parents yu bari dañooy laajte loolu ci sax de dañuy indiwaale yéen am na ci dañuy indiwaale xaalis di ko jox sax seen waajur yi waaw loolu bari na fi du fi te loolu dafay mel ni mooy tëj seen gémmiñ soxna Adama ñu ngay ñëw parce que li nga laal noonu lu am solo la naa si ñëw waaye damay ñëw ci Michael social media have advantage and disadvantage. What's your opinion of that? Yeah, I strongly believe that, yes, it has a good part and it has a bad part as well. If we have to speak on a good part of it is that social media helps to bring the entire world under one village. You know, it's connected a lot of people around the world. People have stayed in the Gambia and have met their partners in the United States on Facebook. People have stayed in Liberia and have met close friends that have made impact in their life from several quarters of the world without even meeting one-on-one. And even businesses, organizations conduct their interviews using social media without the partners of this organization ever meeting in face. You can have a conference call with the WhatsApp. Yesterday, I had a meeting, a Liberian community meeting using a WhatsApp conference call. We didn't have to meet in person. So those are clever angles of the social media. You come to the business part, the marketing aspect of that. You can use the social media, like I said. People are no longer renting shops. As long as you have your goods and your commodities, so to speak, you can have your social media handles, your YouTube, your Facebook or TikTok, and you bring the customers right to your doorsteps. You don't even need to travel far or rent a shop $100,000 to $200,000. But in spite of all of the positive of social media, it still has its overwhelming disadvantages. And that's where it becomes a collective effort of the community, national government, as well as private individuals, parents, to ensure that, especially for the girl child, they've got to be very, very looked after. For instance, students learn by, students, especially children as well, they learn by seeing and hearing. So if they open a smartphone, they have the data of $100,
And you look on the social media space nowadays, morals, the values, the religious values, our cultural values are all missing because of social media. Because people want to have the social media validation. If you check on Facebook, you can't even watch Facebook or YouTube with your children because of how women now conduct themselves, almost half naked on the social media space. So the control is less. So it becomes the responsibility of the children, the parents of the children. Also, yeah. If your kids are leaving for school, if they have a smartphone, you can have an alternative. You can have a small button phone. You give it to your child to go to school so that you can reach out to them during closing hour to know if you can pick them up. You keep the smartphone at home. At home, yes, you understand that? That's and also some children too, they can have support from other family members and they will keep that money and get another phone without their knowledge. So it becomes the responsibility of the classroom teachers. Once the students arrive on campus, you make sure before they enter into their respective classes, you inspect them, you inspect the bags, and make sure that if any child has a smartphone on them, that smartphone must be collected from that child and kept until after school hours. And even after school hours, you contact the parents of the child to ask as to whether they approve of the child bringing a smartphone to school. Once they say no, then that phone must be held. And once the child goes home, he or she must be punished by the parents. So once the child comes home, they are giving access to their phone only under the monitor of the private class teachers or the parents themselves. That is if they want to use the phone to do a research, so to speak. But it is very crucial. The national government should also be able to step in. Countries like the United Kingdom, the United States, if you call a child below the age of 16, 17 in the morning hours, like 6, 7 a.m. on a video call, it's not going to go through. I have witnessed that. Call is not going to go through because the child that you're calling at that time is that odd hour, maybe late hours you're calling the child, the video call is not going to go through, it's going to be blocked. There are certain links that you share with the child on the phone, that link is not going to open because there are regulations on those applications as by those institutions. And we are at a technology age. That's why you call it Gen Z. So if it can happen in those parts of the world, I think we can also replicate those actions here in Africa, and it can start with the Gambia to protect our girl child, to protect our children. Because one philosopher says that it is easier to build strong children than to repair broken men. If our current generation have failed, then let's start to work on the younger generation so that we don't mess them up for the future. Thank you very much, Mr. Michael. Thank you very much. Jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan fii ci Télédal TV ñu ngi leen di fàttali ne yéen seen programme bi di rafetal suñ tomb tey nag mooy jamono social media. Ni ngeen déggee ñi nga xam ne ñoom laa dalal fii ci waxtaan wi niñ duggee ak waxtaan wi nga xam ne moom la indi kaddu yi nga xam ne ñoom lañ si jibal muy kaddu yu am solo lool nga xam ne tey buñ ko doon jàngat lu yaatoo yaatu la dama ne bu ñu ko waxtu mayoon sax mënu ni seen jàngat lu yaatu loo xam ne daanaka mën naa ne du jeex waaye liñ si waxtu jotamee rek ci loolu la ñuy mën a waxtaanee ñu war a bàyyi xel lool ndaw ñi jamono bi rawatina xale yi nga xam ne ñooy nekk ci school bi di jàng léegoo-léeg am ci xale yoo xam ne li ñuy mobile yi ñuy téye mën naa ne seen waajur amuñ ko ñooñu fan leen jëlee mobile yooyu am na si sax ñoo xam ne seen waajur si boppam ñoo leen di jox mobile yu ñuy mel waaye te lañ cay def ak ñoom lañ bëgg ñu si def dafa nekk benn parce que seen xel ak seen xelaat mooy yeggul foofu ñoom lañ cay bari di def mooy seetaan si ñaare loo xam ne amatu leen njariñ mbaa lu yàq seen dund wallahi tey boo demee ci lenn ci school si da ngay fekk ne xale yi buñ dajaloo rek téye mobile rek nekkut lu baax luñ ciy seetaan ni ci ëpp nekkut lu baax luñ ciy war a mën a jàngee te ñaareel seen jàng sax mën nañ ko gën a développe ci mobile si waaye seen xel ak seen xalaat moo leen du jox loolu lu mat a bàyyi xel la kon su ko defee waajur yi nga xam ne ñooy joxe mobile yi nañ bàyyi xel dëgg-dëgg xale yi ñu leen di joxee seen mobile yi bu fekkee ne mënuñu ñàkk a jox xale yi mobile nañ di contrôle yi tamit li nga xam ne mooy mobile yi ci xale yi ci waxtu wuñ ko mën a amee ak waxtu wi sax wi yow min koy mën a jël ci seen loxo soxna Awa ban négatif la social media am si suñ askan wi rawatina sax ci ndaw ñi parce que du ma ne yëpp dafa positif ci social media bi am na si boo xam ne bu négatif la te mën ngaa xëy suba ba ngoon yow si lu négatif rek ngay mën a nekk amoo dara loo xam ne di nga ko si def loo xam ne lu positif la moo ne de
yow mi nga xam ne yaa am mobile bi mun nga see def loo xamante ni mën na laa indil sax njariñ ci sa wàllu koom-koom sa wàllu business wala nga créer dara sax waaye nekk si li nga xam ne mooy lu négatif yi bu daf laa yóbbee ba nga xamante ni yow lu baax mun loo ko xalaat di ko def te noonu laa yàqee nit tamit dana dem ba xelam bi sax maanaam lu baax mënul ko xalaati ngir mobile du talati kenn ngir mobile ku ko woo sax téléphone sax te mu nekk loo xam ne lu koy njëriñ la nekk social media bi ci loo xam ne lu ko itteel la te du ko njëriñ mooy war a sax du mën a wuyu kooku loolu naka lañ ko mën a jàngatee jamono ji bii ndax ci xandaw ñi la wala ci yarin bi la itamit ndax tamit dafa am solo itamit soxna Xadijatu mooy ndaw li nga def si moom jukku muy jukku ju baax amaan na boo defee si moom jukku ju baax lu mën a téye loolu mën na see xool lu baax mu di ko ci def soxna Xadijatu naka nga gisee loolu. jërëjëf yaa oustaz affaire si sa ñëwul si xale yi kese dafa ñëw si mag yi ba si mag ñi parce que xale yi si mag yi leen dee gisee ñuy roy yaa oustaz social media tax na beeg jëkkër ak jabar amantuñ time seen bopp tax na family gathering si comme family bi yëpp mbooloo ñëpp toog daje di waxtaan amatut parce que daje bu amee sax dangaa gis ku nekk mi ngi ci téléphone am bu yàggee daje bi wéet jëkkër ak jabar déggoo amatut waxtaan amatut wéeti wante xalaat amatut parce que mobile si wax dëgg lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la astuma su ñëwee si diggante jëkkër ak jabar dangaa gis jëkkër ak jabar ñu ngi toog waaye ku nekk doo am sa time morom ku nekk a ngi sega si sa téléphone te sëy nag xaw na xajis nga soo amul communication sëy boobu duy gudd fande du musa dem parce que ñaaw njottu moo ci dee xaw social media mu ngi tas sëy yu bari yaa oustaz parce que dangaa gis ñi nga xamante ne jëkkër ji wala jabar bi kenn du am sa time bi morom ku nekkaa ngi busy si Facebook bi TikTok Instagram si social media bi daal lay mun a wax allahu akbar te sëy nag boo demee ba wéet fa at the end of the day oustaz lan moo di am tas rek amul njëriñ ndeysaan gis naa si koo xam ne sax ndeysaan mën naa ne noonu la sëyam tasee ndeysaan parce que jëkkëram dafa war a xëy dem liggéey waaye fi muy liggéey am na ku fay jaay mbaxal ndaw suusu nag kii jaay mbaxal woo jëkkër ji woo waa ji suba teel ne ko ndax ma bàyyi la fi mbaxal da su ñëwee pour nga mun koo ndekkee waaye bi mu koolee ndaw si moo jël ndaw si jël rek too gis ne baatu jigéen la rek mu saaga ko ndey laajte wut dafa xelaw ñaaw na rek commencé saaga wante ndey waaw ñàkk yarin bi la vrai ñaaw njortu bi jëkkër bi génnee si wanag bi rek noonu la ko attaqué kii sa nangam la kii sa jànq la da ngay génn ak moom mu laa kool time bi lu tax mu laa kool xam nga waxa waaye li waa ji di expliquer yëpp jëkkër ji di ma expliquer yëpp ndaw si ma mënoo koo déggam ngi tëx rek jotee nañ ba sëy ba far fa jaare yàqu kon media lu mat a bàyyi xel la waaye nit tamit lu mat a teewul waaye dama wax tamit nit ki tamit ak noonu mën tamit media wala mobile lu mu doy waar nit a ko gën a doy waar parce que nit moo amee mobile comme jikko doomu aadama su baaxee rek lépp lu mu yor war naa mun a baax waaw jikko doomu aadama su baaxee léegi la ñu ne ale seytaane ale nangam ale du seytaane nit ay seytaane ñu ni neen ñooy seytaane waaw parce que alal ji nga yor sax yow moom alal la rek dafay jël ci kii dafay jël jóge ci kii dem ci kële yow yaay am jikko bu bon alal ji mën a bon ci sa loxo kon media bi tam mobile bi tamit noonu la suñu amee jikko yu baax rek di rafet njortu rek sëy yi bëri mën na see jaaree baax waaye fu naawee njortu rek soxna Xadijatu sëy yi dañuy dal di doy waar jërëjëf soxna Xadijatu ci am solo loolu nga wax kon nit ñi nañ di bàyyi xel di rafet njortu ci waxtu wu nekk rawatina bu ñu wootantee diggante jëkkër ak jabar media bi tey mu ngi tas sëy yu bëree bari mobile wartu tas sëy mobile dafa tuuti si tas sëy sëy du caaxaan nit war jël mobile rek di tas sa sëy noonu di dem noonu loolu ñàkk yëg-yëg la ñàkk xam li ngay def la kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax soxna Adama ndax social media bi ñu nekk lan la mën a def ñun ñu ni neen su suñu biir lan la mën a yàq ñu ni neen su suñu biir lan la mën a dindi ñu neen suñu biir
ci óoluwante dégg nga ci demalante ak dikkalante yooyu yëpp gis na ne yu bari daf koy mën a yàq nag léegoo-léeg moom social media bi ndax yi tamit loolu jarul taxaw seetlu ñu bàyyi xel ne social media bi daal bari na li mooy yàq ci relationship si yu bari 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 social media kon lu mooy yàqa si diggante nit ak moromam lu bari buñ ko fi buggee lim du jeex parce que tey yow da ngaa gis social media benn ci nit ak moromam xarit ak xaritam tey yow da ngaa gis léegi sax boo toogee ak nit yaa ngi ragal mbaa kii du ma record waaw parce que mobile la ba pare li nga xamante ne luy dugga si social media bi te da ngaa jël partagé sanante léegi da ngaa gis même yow sa xarit wala sa mag wala sa mbokk ki nga bokkal voice sa bokk koo sen da nga xalaat lan nga koo sen parce que sa fita ngee dem léegi lu xamante ne lu garaaw la social media andi na li nga xamante ne óolu wante amatut yaa imam parce que tey man damaa toog ak yow di wax ak yow waaye maa ngi xalaat ëllëg mbaa lu may wax ak moom nii nekku di ko record nga xam ne loolu ci jukko yi la waaw wala ndeysaan ci jukko yi la parce que ku nekkaa ngi am jukko bi nga xamante ne ci yow yow sa boppa même yow sa boppa sa óoluwuloo sa boppa kon naka ngay óoloo keneen loolu de bëri na fi léegi du jeex wallaay bëri na fi kenn óolootu kenn léegi da ngaa dem ak nit sax yaa ngi ragal ne kii maa ngi dem ak moom waaye mbaa moom sax nu muy dem ak man am na li nga xamante ne mu ngi ko nduba ci man bon loolu mu nekk li nga xamante ne loolu sa jukko bopp la parce que nit ki am na jukko yi nga xamante ne saa yu nekk soo toogee di am ñaaw njorta si nit wala saa yu nekk boo toogee di xalaat ne nit mun na maa def lii rek xamal ne am na jukko boobu mu ngi ci yow soxna Xadijatu wax rek ci sëy yi rek sëy yi sax léegi kenn óolootu bu ñu demee ba jëkkër óolootu jabar wala jabar óolootu jëkkër nga xam ne kon affaire bi yàqu na kon aduna toj na bon social media yaa imam am na lu bari li nga xamante ne defar na ko suñu réew muy si business yi waaw business yu bari social media moo ko defar waaw dëgg léegi yàlla da ngaa gis nit ñi ñoo xamante ne sa néew doole ñu baree bari utatuñ bitik kon nu ko Mikel doon waxee rek waaw utatuñ bitik lu am solo la fi doon wax moom seen kër yi la ñoo toog taal seen live di jaay si ñu am fayda yi laa wax ak ñi nga xamante ne bugga nañ lu baax ba pare lu baax moo leen tax a jóg waaye suma maase ñu mel ni man dara taxu leen a jóg waaw lu dul toog yow bokk la si ñooñu yow loo xamal waay wala loo mere waay nga ne yow da ngaa taal sa live Adama tey ma wax la bal nga wax borom lu la neex bal bu tàkkee nag bal bu tàkkee rek mu toj muy musiba waaw nga ñëwaat ci kaw yow nga ne ok da ngaa gis même léegi ba even mbokk yu bari tey lu ko yaaxal social media la parce que tey man damaa wax fa exemple tey ñu bokk a baay ma ne kii suma doomi baay la mere naa ko damaa dem si Xadijatu ma ne ko ne Xadijatu kii de ñoo bokk a baay toogal ma social media nga ne ma ne diw sàngam tuddal ma turam ak santaam nga fay ko xaalis loolu yëpp mu ngi fay xew ci biir réew mi waaw réew mi toj na de ko def di saagante réew mi toj na de waaw réew bi dafa toj yaa imam ba loolu nekk li nga xamante ne lu garaaw la liñ si mën a wax yëpp du bëri jërëjëf soxna Adama Mikel ñi amee xale yi responsibility di parents and the guardians ba responsibility la ñu am ci xale yi what responsibility have the children parents and the guardians It's a whole broad stuff, then parents have got a very massive responsibility. Because our religious books, both the Holy Quran and the Bible, will tell you that train up a child in the way he should grow, so that when he's old, he won't depart from those ways. Very important. So, and when the child is at the younger stage, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, up to 16, 17, exactly, that is when the parents have full control over that child, over their lifestyle, where they go, what they eat, who they listen to, who they sit with, the kind of movies they watch, the kind of application to pay attention to. Yeah. So, and with the current generation of technology and the sciences, it is very risky that parents leave their children. Social media is polluted. There are a lot of, in as much as it has a good part that we discuss,
but it also is a very risky place for young children. Young children. Parents have got to monitor the children so that they are safe from the negative angle of social media. Because everything is there. In as much as you have the business, you have the research centers, you also have different angles of social media that if it is not properly monitored and controlled by the parents, it exposes the children to very wrong behavior that in the end, before you realize that you've lost your girl child, before you realize that you've lost your boy child. Definitely. Because as soon as you open the internet, every single thing you want to see, good or bad, is there. But Mr. Mikel, but Yes. the government have responsibility to control this media, I think. Government has a responsibility. It's happening in other places around the world. Like I mentioned in my earlier remarks, government has a massive responsibility. Yes, definitely. And sensitization has to be there under the Ministry of Youth and Sports, Children Protection as well. They've got to sensitize. They should have conducting seminars or symposium where parents will attend these seminars and symposium and they are educated on the danger associated with social media. So that once the parents go back home, they train the children in a manner to follow the good part of the internet and then avoid the bad part. Definitely. Because if you check your religious values as Muslims, it forbids you from doing certain things. There are certain things you don't need to see. There are certain things you need not do. But if you focus on the social media, you pay 100% of the social media, your religious values will be missing, your cultural values will be missing. Definitely. And who has that responsibility to stick your nose to the grindstone? It's the parents. It's the community. And in our African society, a responsibility is not just limited to the parents. If you give birth to a child, you give the entire community. That child belongs to the community. So even though I have my son that is 10 years old, and you saw him in the street doing something, maybe chatting on the phone and seeing inappropriate images or videos, that he's not your child does not mean you cannot step in. Once you are a parent, if you see another child that is watching inappropriate videos and you know that it is not in line with our religious values, it is not in line with our cultural values as Gambians or not in line with our African values, you stop that child. You can even hold a child hand and walk with them to the parents and inform the parent of the risk involved in a child looking at inappropriate videos that might manipulate their minds or influence them negatively to getting themselves into life that is not suitable for the family, not suitable for the community, and at large, the country. Definitely. So it's very crucial that parents step in and take great responsibility for the girl, especially the girl child. Thank you very because much. most of them are victims of the social media because of the influences, the manipulation, and so to speak. Definitely. It's getting very, very risky. Very risky. It's getting very, very risky. Thank you very much, Mr. Mikel. Comme ni ngeen ko déggee ci waxtaan yi nga xam moom leen jot a indi fii ci Télédal TV ci programme bi di rafetal tey suñ tomb moo doon jamono social media dégg ngeen ñi nga xam ne ñoom lañ dalal kaddu yi nga xam ne moom lañ ci indi ak nuñ ci duggee itam muy lu mat a bàyyi xel muy lu am solo lool tey bu ñu ko doon wax fii ba ëllëg tamit mën naa ne sax duñ matal ndik yaatu bi nga xam ne social media yaatu na ko buñ tàmbalee ci lu gën a tuuti ci xale yu jàng ci mag ñi ci jigéen ñi ci sëy yi ci xale yu góor ñi fu ne rek tabarakallahu ñu bari ñu ngi ciy defaroo waaye ñu bari tamit ñu ngi ciy yàqu kon duñu def dara dañoo dem break rek ñëwaat buñ ñëwaatee incha allah continuer yéen li nga xam ne mooy programme bi di rafetal tomb bi doon jamono social media incha allah ak ñi nga xam ne ñoom la dalal kon ñu dem break ñëwaat. jërë ngeen jëf yéen ñi saran fii ci Télédal TV si seen programme bi di rafetal comme niñ ko waxee woon léegi njëkk ñuy dem break mooy suñ tomb tey muy tomb bu am solo di jamono social media mooy media bi nga xam ne tey mën naa ne àdduna bi yëpp ci lañ nekk crédit yomb na TikTok bi yomb na Facebook bi yomb na lu ne yomb na waaye nag dafa des ci yarunu doomu aadama bi naka lay mën a contrôler li mu yor ndax lu baax ba baax muñ ci lu bon ba bonañ ci yow nag dëgg-dëgg nag li nga war a def ak liñ la war a advice mooy na nga sax
ci def lu baax ak di seetaan lu baax waaye jamono bi seytaane mën nañu ci suñ social media bi ak nañ ko mën a téye tamit mooy liñ ci gën a def mooy lu bon dañ ko si mën a def loolu nag li koy waral mooy nit ki dafa war am responsibility ak ku mën a nekk dafa war am responsibility su amee mobile rek lim ci def rek mooy liggéeyam ak li nga xam ne mooy responsabilité am waaye koo xam ne amul responsibility muy xale bu tuuti nekk di jàng war a toppatoo njàngam war a toppatoo bug sam yi di war leen a study tabarakallahu ñu war ko di bàyyi xel ku nga xam ne tey dafa nekk ci ron ay wayjur ñu di war koo dimbale kooku nga jël jox ko mobile ëllëg nu mu mën a mel yow wayjur bi am nga ci responsabilité ndax kooku amut responsabilité bu nga xam ne tey war naa mën a yor li nga xam ne mooy mobile jamono bii nii tamit jamono bu métti la jamono bu doy waar la ci mbiri social media bi ñi ci yàqee ñi ci saagee di da ngay mujj rus soxna Xadijatu ñun de ay jullit lañ te lu ñu war rek mooy lu baax ak anam bu mu mën a nekke lu ñu war mooy defante lu baax waxante lu baax jëflante lu baax buñ demee nag benn ñu nekk ay jullit te xam ne lii la ñu yàlla sant mooy lu baax la ñu yàlla sant ñu dummóoyu ko nekk ci su lu bon fan lañ jëm tey ñun social media bi nu muy demee ak ñun tey fan la ñuy mën a teeree ji ëllëg ci bu fekkee ne ñun yàqante moo ñu tax a jóg ci social media bi soxna Khadija. media bi tax na yaxalaate bi sosalaate bi waxante lu ñaaw bi yëpp ba ko seetee yaa imaam jullit du def noonu. jullit du doxalee noonu. definitely. képp ki nga xamante ne yow jullit nga make sure ne social media bi nga make the best use of it. social media nekk na li nga xamante ne yaa oustaz ñu bari ñun siy taralee seen waajur yi. mooy ñi nga xamante ne ñun siy fas jom. ñu ngi liggéey ñu ngi business. waaye am na ñi nga xamante ne at the end of the day mooy loolu te social media tamit boo ko seetee am na a very good advantage because da ngaa gis am na yenn page yi nga xamante ne daf dee jàngale Alquran. waaw foofu laa bëggoon ñu sonn waaw daf dee jàngale Alquran. so yow mi individual bi bu fekkee ne yow mënuloo dem daara mun ngaa jël sa social media bi nga jàngee fa. ñu bëri sax foofu lañ jàng private classes yi. so loolu rek moo ñu mën a wane social media am na ay. lu bari li ci nekk li nga xamante ne mun neen si njëriñoo astuma yow mi nekk julit nga bugg a jàng sa diine di nga ko mun a am jàngee si social media bi ak ku nekk si beneen diine yi tamit ku nekk ci beneen diine tamit mun ngaa jàng foofu noonu because social media bi dafa nekk li nga xamante dafa open pour ñëpp la dafa yaatu torop so yéen mi nekk di ñu seetaan ñu ngi leen di ñaan ngeen make the best use of social media rather than ngeen a use the negative side of it. jërëjëf soxna Khadija li am solo nga wax mooy nim mën a defaree noonu la mën a yàqee bëri na ko defaru itamit soxna Adama ngi defaru social media bi gis naa ñu bëri ñoo xam ne tey buñ baaxee buñ yiwee buñ sellee bu ñu julli waxtu wu juróom te lu jiitu duñ ko daan def déglu benn ustaas rek mu indi ay waxtaan ci social media bi indi ay waaraate tabarakallahu xupp leen bégal leen ci waxu yàlla foofu la ñu jaaree ba soppeeku mën a baax loolu yëpp social media te loolu tamit fa tabarakallahu lu baax la waaw waaye soxna Adama social media bi tamit bëri na ay groupe yu ñu si dee create ci groupe bi tamit groupe bi uute lañ di nga fekk groupe bu baax di nga fekk groupe bu bon di nga fexe groupe bi boy si groupe bi jeegi groupe bi nangam groupe bi daal moom bari na trop si soxna Adama groupe yooyu tamit ñu bari dañ ci mën a jàngee ba si seen famille gis na famille yi tamit dañ ci def groupe bi famille ñu si xamante bari na ñoo xam ne xamuñ woon seen famille yi ngi tëraayu jamono tëddee ba tax na famille yi xamante wuñ waaye social media bi ñëw na ba xamal mu andi leen de famille bi ñu mën a xamante parce que yow di nga am mbokk moo xam ne xamuloo ko waaye si biir social media bi groupe si ngay mën a xamee say biir mbokk loolu tam lu am solo la soxna Adama dëgg la yaa imam wax nga li nga xamante ne lu am solo macha allah because dangaa gis ñu bari kon groupe duñ dee xamante ñii ñi ngi tukki lu yaaga ñii dem nañ ba mag ñu mi neen xamantewuñ
so da ngaa gis family group chat si daf dee ñëw boole leen waat together ñu nekkaat benn di waxtaan ba amante si ay nomba di demalante di ñëwalante après kon noo ko waxee nuñ ko waxee rek social media jagal na lu bari boole na ay mbokk yu xamutoon da ngaa gis muy Facebook muy TikTok muy fu nekka nit xamula sax nga dégg mu ne yow naka nga santa dem nga santa wala yow nii nga santa ah yow kuy sa papa nii ak ne ngeen dem xamante boole na ay mbokka ñi nga xamante ne xamante wuñ boobu moo tax ñi ne la ne am na lu bari lum defar social media nekk na la nga kon Hadi si waxam bu njëkk rek man social media bokk na ci li nga xamante ne jàngal na ma lu bari parce que am na yi nga xamante ne xaw ma ko woon xam naa ko ci social media bi te jàngin bi nga xamante ne jàngan bu baax jàngal na ma ci waaye social media nekk na la tamit li nga xamante ne tamit ibbi na bët ci lu baree bari loo xamante ne lu bari nit xamu ko woon waaw xamu ko woon ci àdduna jàngal na ci waaye tamit yaa imaam social media nekk na kon tey maa ngi ko wax rek ma ne yan nañu yàlla musal si iblis bu mel ni kon TikTok. amiin yaa rabbi waaw TikTok. waaw TikTok. dafa am iblis si boppam bu fa nekk bi nga xamante ne man dama gis ne yaxante bi bu nekk biir TikTok amutoon ak uñunte bu fa ne bu nekkat léegi si kaw si suufi àdduna bi amutoon TikTok a ko am. kaa bi waaw kaa bi lu ñu war a waxtaanee la. uñunte sutura bu fa nekk amut fenn amut fenn. xaw ma kaa lan. waaw da ngaa dégg ñu ne la ne da ngaa dégg borom mu ne la ne. waaw kaa bi rek nga dem seeti ko nga dem seeti ko te soxna Adama naa la xam ne gars yi boo leen ne kaa bi ak ñëw mën a yàkkam fi dem seeti kaa bi ba pare parce que xam ngeen ne kaa bi nekkut loo xam ne luy lu baax la li ñuy wax ci nit ki la ba pare yaa imaam TikTok bi dafa nekk li nga xamante ne yéen mii di ma seetaan xam ngeen lu maa wax TikTok bi dafa nekk li nga xamante ne am na ñeena ñi nga xamante ne buñ nekkaa am na waaw ñii yaaxa moo ëpp ñuy jagar ñuy jagar ba pare da ngaa gis ñi nga xamante ne ñoo nekk di yaaxa at the end of the day dañoo dem fi la ñu yaaxa ñëw fii defar ñëw fii yaaxa mooy borom comment section yi ñoo nekk seeti fura yow dégguloo ma de yaa imaam moo tax fu mu nekk nii ku moytuwul rek di nga dugal sa bopp parce que gis nga kon si àdduna ku lay wax ne yaay nangu lii wala tontu ko wax ko lii ak lii kooku sa noonu la noonu la de parce que gis nga ñu ne ragal ba mucca moo gën ñeme ba dee waxati ko moo tax man si jamono bii yéen mi may seetaan lu may gën a wax moo nekk jamono bii ku la ne yaay nangu lii boo ko ne dinaa ko nangu ba dee moo gën ma ñeme dinaa ko loolu la soxna sa yi bëri yaay nangu lii bu doon man la nangu lii fekk maa ngi nangu lu ko raw bu doon man la duma ko nangu de fekk yow yaa ngi nangu lu ko raw waaw wala ñu ne la ne xoolal kii taranga bu mu am taay yi kii yëngee am taranga bi nga xamante ne xoolal ñu ne la ne dugal si biir social media bi yow dégg nga kii lu mu am ak lëli lu fa nekk yëpp du dégg naxaate bi moo fa bari nañ yàlla jigéen seytaan yi nañ jàpp seen sëy waaye TikTok bi tamit nga yàqare soxna Adama lu mooy yaxa moo ëppa TikTok bi nga yàq gaay boobu dafa nekk aab bi nga xamante ne aab bi musiba la ñu ngi waxante lu ñaaw waaw bu mu ñëwee ba tey la kër yi yëpp tas bu mu ñëwee ba tey la lu bari su suñ biir société gën a yàqu dafa yàqu woon waaye fu mu nekk ni dafa gën a yàqu am na ñu doon ànd dëmb ay at yu yàgg ñi nga ànd bi TikTok bi yàq na ko waaw ngir waxante yu ñaaw cër soo xam ne dara jaru ko yu fulis la lu garaaw mu nekk li nga xamante ne lu nit ñi war a ragal yàlla dimbale ñu ba teg ñu ci yoon yi njub daal sax ci lu baax loo xamante ni ëllëg yàlla dañu gërëm ci suñ jëf yooyu Mr Mikel yow tamit dégg nga li ñu wax about social media naka la mooy influencer nit ñi watina at the marriage people nga xam ne dañ sëy ni mu yàqee sëy ci nga xam ne ay ñaaw njortu la xalaat rek ci think about something rek tam sax sa sëyu tas loolu just like that. Yeah. The mobile phone, the device, the first, That's one of the things that we're talking about. It's a very crucial discussion. The influences of social media nowadays cannot be overemphasized. Definitely. Amongst young people. And it is creating unnecessary pressure on people because not everything you see on the social media is the reality of life. Yeah, right. Yeah, you understand that? But how many people are able to people who are rich online, but they are broke offline?
So maybe you're struggling with your husband in one little corner. He wakes up in the morning hours and goes to hustle just to make sure he puts food on the table and get the school fees for the kids. He's trying within his little capacity. But you do not understand it from that level, because if you believe, if you have faith in the Almighty God, and you have values as a human, then you are not moved by what you see out there. You are moved by a personal conviction in yourself and your daily hustle. Definitely. So if you got those values, you cannot easily be influenced by what you see on the social media space. Because nowadays, amongst young people, especially our girls, no disrespect to young women who are doing so well, who are very committed to the values of the relationship. But as soon as young women open their smartphone nowadays, and they see other people with flashy vehicles and flashy houses, nice dresses, they do not know what those women do to have those valuable items. People have no fear of the existence of God anymore. Definitely. People there's no two ways to put it. We have to be honest. People sell themselves just to appear flashy on social media. People compromise their values just to appear flashy on social media. So you who's struggling with your partner in a little corner, if you are not smart, you don't have personal integrity, and you are moved by the TikTok videos, you are moved by what you see on Facebook, you don't know some other people, they make sacrifices, do rituals to have whatever they have, and you are moved by that. You see yourself being influenced negatively and finding yourself into a lifestyle that does not match you. And once the man cannot cope with that anymore, he leaves you. That's why you see a lot of divorce cases, because of the influences. You see a lady on Facebook with iPhone 16 or 17 Pro Max, you don't know how she get that. Then you come back home, you start mounting pressure on your husband, or as a girl child, you come back home, mounting pressure, 18 years old, grade 12, you tell your dad, I need an iPhone 17 Pro Max, 16 Pro Max, knowing full well that he does not have the financial means to get that for you. The next thing is you are influenced by that your classmate, by that your friend, by moving into the street, going to Senegambia at 10 p.m. when you should be sleeping, to go and hustle to get that money. And how do you hustle? Maybe to sell the body. And you are risky. When you sell in your body, you are risky to sexually transmitted diseases. You are risky to teenage pregnancy. You can be kidnapped. There are bad things happening in the street. You could be harmed. You could be raped. You could be hurt in different fashions. You can be hackers. Yeah, of course. So it is important that in as much as we have access to our smartphone, but we should be smart enough to know the good part and follow it, and see the bad part and avoid it. Our personal values as humans, our personal values as women, and our values as Africans, as Gambians, and our values as believers in the existence of the Almighty Allah. So it's very, very important. Very important. Very important. Take advantage of the good part of social media and avoid the bad part of social media. Definitely. Because everything you need is there. Good and bad is there on social media. Choose wisely so that you do not land into trouble. And you didn't waste your life for a very long time. Use your life for a very long time. Okay. Yeneen ko dégg Mr Mikel li nga xam ne moom la wax noonu muy la am solo lool. Social media am na boor bu nga xam ne dafa baax lool di defaraate lool sax di dimbalante lool waaye am na si boor boo xam ne itamit du boor bu baax bi lu muy yàq dafa bari lool ci askan wi loolu lu mat a bàyyi xel la soxna Xadijatu gis na social media bi tey am na ci yenn groupe yoo xam ne mën naa ne sax groupe yi dañ ci faral di waxante lu bon lu ñaaw rek yooyu yëpp am na ci social media bi gis naa ci groupe yoo xam ne si maanaam groupe boobu moom lu bon ak lu ñaaw rek la ñuy faral di dugal ci biir te ñëpp lu bon ak lu ñaaw la ñuy faral di dugal ci biir groupe boobu am na ci groupe boo xam ne gis naa ko yoo xam ne ñoom dañ naan bii ku am pour ko amul jëkkër la wala ku amul jabara ndax loolu óor la waaye imam ndax suñu ne groupe bii nii dañ ko def yéen ñi nga xam ne yéen a soxla dafa am yéen ñi nga xam ne yéen a soxla jëkkër dugal leen ci biir groupe bii nii li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ñi góor ñi bëgg ngeen jabar dugal leen ci biir groupe bii jigéen yaa ngi fi ñu amul jëkkër góor yaa ngi fi ñu amul jabar léegi yow digga bi nga dugg noonu nga ne kii laa bëgg ndax loolu óor na pour nga takkee fa jabar wala déet ci biir social media boobu noonu ndax ki nga takk xamuloo ko xamuloo jikkoom xamuloo fu mu jógee xamuloo nan la mel yow gis nga ko rek xëy na rafet na taaram rafet na nga jël ko ndax loolu nit war na ko def wala óor na pour nga jël kooku noonu soxna Khadija. boo ko seetee lu
nekk am na lu baax ak lu bon boo ko seetee boobu noonu tam am na ñi nga xamante ne wax dëgg fa neex yàlla dañ si dee am jabar yi nga xamante wala jëkkër yi nga xamante ne macha allah waaye am na ñeneen ñi nga xamante ne dañ si amee jëkkër wala jabar yi nga xamante ne wala loolu ak yenn te dañ si dee am ay réccu parce que nit ki bu la yàlla booleeg moom am na fu mu la dee mun a boolee mun na moo nekk ci groupe mun na moo nekk ci yoon mun na moo nekk ci place bon yow mi individual bi bu yàlla defee ne nga tasee ak sa jëkkër in a particular groupe waaye man daal boo ko seetee ba seet yaa imam man foog ma groupe boobu noonu sa war na moo am warta am daal pour yow warta am parce que waaye ndax melut ni groupe boobu bokkul ak ki nga xam ne yaa ngi dajeeg mo si Facebook bi tamit ndax bëri na sëy yoo xam ne tey Facebook bi tey mën naa ne moo tax mu am gisante ni ci Facebook bi rek waxanteeg moom xëy na mu nga bitim réew nga waxanteeg moom xamuloo jikkoom xamuloo daraam ci Facebook ngeen dajee rek nga ne mu takk la foofu yooyu noonu daf dee mun a yàgga di ko soo tasee ki nga xamante ne ku baax la nga ngeen dem ba sëy ngeen xamante through social media waaw ku baax la ku baax moo tax ma def ku baax la am solo sëy yooyu noonu daf dee mun a baax ñi nga xamante ne ay saay-saay leen maanaam yow tey nga gis ne ki social media waaye waxloo ko sa boppa yaa ngi koo ndoba sa boppa yaa ngi koo wal li nga xamante ne amuloo ko waaw loolu bari na tamit de ak ci biir sëy yooyu noonu du dee mujjee fenn parce que si ay réccu rek la dee mujjee comme yow tey booy takka jigéen bi nga ne ko ne dinaa la dugal ci kër dinaa la lii te musule naa gisante yàlla def na takka ko addi invité de gisul dara lu mu ko wax yaa imam façon sëy yooyu waaye soxna Xadijatu il faut nga bàyyi xel tamit ne am na ñoo xam ne ñu ngi gisee nit ki si Facebook ngir taaram fekk ni mel du moom loolu tam am na mooy ñi nga xamante ne ñu ngi am def si fake life bi ñi nga xamante ne ñu ngi am fake life bi lu moom solo AI xale jigéen ñi waxal de waxal Photoshop AI lu mel ne dëkk waxal de dangaa gis ki nga xamante ne jël na nataalam edit ko benn façon ngi edit to the extent that ne ko seenee xale bu góor dafa ne laa ilaha illallah kii de aljana la jóge dafa barde yaa nga dem ba gisante nit ki benn bés ngeen fanaan ci ëllëg si mu xëy rek jéppi la yow yaa ko def parce que lu tax parce que lu mu fogoon wala lu mu fa fekk du benn wala li nga ko woon bu njëkk bi ak lu mu fa fekk du benn moo tax nit ki especially ñun jigéen ñi nañ gëm suñ boppa because ñun yàlla daf ñu binda ñu special ñun we are very special and we are very unique in our own way so nañ look natural góor bu ñu because góor da nga war a bugg a jigéen ngir yàlla tax dégga la taar daf dee count waaye make sure leen ngeen bugg a jigéen ngir yàlla tax because jigéen boo ko buggee ngir yàlla tax da nga ko dee mun a yërëm ko aar ko iir ko nga xam ne kii de mooy sa jigéen waaye at the end of the day yaa imam Photoshop bi AI bi lu mel ne dëkk bi soxna Adama Photoshop bi AI bi tas na dëkk bi waaye ndax nga gis Photoshop ci fuun ñu won la nga gis ko loolu war naa tax nit takka jabar ci loolu ndax nit war naa tax Photoshop nga def ko ci mobile gis kanamam bi rek loolu war naa tax góor takka si jabar ci loolu góor bu am xel ak góor bi nga xamante ne eew na bokkuñ wax dëgg te foog naa ne góor yow bu fekkee gis nga nataal jigéen nga xool lii bu baax a baax nga video call ko wala naar tubaab wala pël ban la ci nga video call Adama mën a xam lii bu baax a baax kii waaye soxna man dama foog naa ne ñëw ba jàkkaarloog moom waxtaan ak moom moo ci gën waaye loolu yëpp dafa am man gis naa benn cas boo xamante benn affaire boo xamante ni ndaw si mooy yaay ji waaye kim booleeg waa ji doomam la waaye toujours nag moom may wax ak moom waaye buy wax ak moom nag dafay mel ni doom ji mooy wax ak moom mais waa ji bu waa ji ñëwee bëgg a takk nag doom ji fekk yaay ji la doon waxal ñu forcé xale bi jigéen bi ñu forcé ko waa ji takk ko waaye sëy bi demut problème parce que xale bu jigéen bu bëggut ko waaye mu ngi doon jël advantage ci xale doom bu jigéen boobu ngir lekk waa ji jot na see lekk nag waaye bu ñëwee tamit sëy bi mënut a dem loolu moo tax bàyyi xel la ñi nga xam ne AI fake life bi
AI bii nii dañ ci war di bàyyi xel bu baax a baax nit war loo gis rek nataal ci mobile phone nga jël di ko takk ak yu mel loolu dafa garaaw. yaa Imam dañoo wax li nga xamante ne muy video call mi sax video call sax naxaate dafa dee bari di solo video call parce que lu bari bu fekkee ne eewu nga bu baax a baax parce que yow tey man ma xam ne yow ok man yow suma góor time bii nga maa call waaw te ma xam ne dëgg yow dama laa nëbba suma boppa yow tam foundation bu mu fi nekkee kenn soonu nga dëgg de waaw damaa defar ba mu baax ñëw toog ankay ma ne la hello xool ma xool la ñu toog ñuy waxtaan ankay loolu yëpp ci naxaate bi la bokk ñun jigéen dañ bari stratégie ñun dañ bandi ñun dañ nekk nit yoo xamante ne nu nekk la ñooy folejee alors bu ne ñun dañ bandi waaw bon bu fekkee ne yow nekk nga góor bu fekkee ne yow sa xel àggu foofu nañ dog baat bi rek te jam Adama yow daal dëgg wax nga dëgg nag Adama lu mot a bàyyi xel la because yow góor yi bëri dañ leen dee nax ci loolu yow nga xool li nga xamante ne AI la yaa Imam man keroog dama ko def man dama dee nataalu suma snap kay bu ma nataaloo ba si snap bi xool suma bopp ma mel ni Indian ma mel ni Indo bu ma xoolee fële si normal caméra bi mu ne déedéet kii ban la wala du moom yaa ngi jaawale waaye góor yi fu mu nekk nii foog naa ne ñoom war nañoo eewu bi nga xamante ne yow even buñ la wonee ne boo xoolee si caméra bi rek yow war ngaa xam ne lii du kii kon AI bu ñuy wax nii naxaate la waaye soxna Adama AI bu ñuy wax nii naxaate la Mr Mikel dégg nga li nga xam ne ma wax waaye your last word but time is almost finished waxtu bi jeex na Mr Mikel your final word My final word is that we are at a very crucial age of the sciences and technology, and we must be smart enough to make the best use of it in terms of its positive when it comes to education, when it comes to the sciences, when it comes to our kids utilizing how to do other jobs and all that, and then linking our families in different communities around the world. Just a positive angle. But that which is not in line with your culture, that which is not in line with your religious values or your personal values as a human, avoid that because it's risky for your life, risky for the community, and we don't need that because the internet has the good and it has the bad. And the good part is what we have to emulate, and the bad part is what we have to prevent, especially for our children. Especially for our children. Jërëjëf soxna Khadijatu waxtaan bi am na solo lool luñ bëggoon a wax yëpp sax mënuñ koo wax. non du jeex sax affaire social media bi mooy lu yaatu loo xamante ne buñ ci doon tey nekk fi tey ba ëllëg tamit du jeex. waaye xëy na du ñàkk benn yoon incha allahu taala dinañ ñëwaat ci gën a yaatal waxtaan wi lan mooy sa kàddu gu mujj soxna Khadijatu ci ñi la seetaan fii ci programme di rafetal. jëf yéen mi am jëloon seen waxtu toog dañu doon seetaan si suñ programme bi nga xamante ne mooy rafetal di doon wax si fi social media di leen ñaan yéen mi nekk di use social media ñaan naa leen ngir yàlla ngeen make the best use of it yéen mi nekk xale tamit ngeen roy si ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di make the best use of it ngeen gis ne ëllëg ak ci biir di ngeen si mun a njëriñ seen boppa jërë ngeen jëf. jërëjëf soxna Khadijatu am na solo soxna Adama yooyu tamit lan ngay tàggatoo ci nga xam ne ñu ngi lay seetaan fii ci Télé Dal TV ci programme bi di rafetal nga xam ne moo doon programme tey moo doon mbiri social media lan ngay tàggatoo ñi lay seetaan soxna Adama. kon man su ma mujjanteeli wax rek lu mooy nekk rek social media bi nañ leen gën a bàyyi suñu xel ñu make a better use of it dan ñu nekk di saagante di xasante di waxante lu ñaaw especially ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne mooy suñ njaboot yi parce que ñoom tey dañoo maaga te ñoom si ñun la ñuy roy bon buñ gisee li nga xamante ne muy ñun ñi seen kilifa yi ñuy def li nga xamante ne naka sudul ñooñu ñoom dañoo foog ne loolu mooy lu rafet parce que xale moom lu bon la dee gën a mun a teel a jàppa dan lu baax bon ñun ñi nga xamante ne ñooy waajur yi ñu gën a taka suñ digga gën a góorgóorlu di leen bàyyi xel ba pare ci kaw loolu ñu ngi leen investigate saa su ne di xool seen fuun yi di seet du ci nekka saa yu nekka buñ ci tayalee ñu gën a góorgóorlu rek yàlla baax na te ñu gën a bennoo ñu bañ social media mu ñoo divide ci biir. jërëjëf soxna Adama ñu bañ social media gën ñoo mën a divide ci biir du njëriñ lay njëriñ mooy social media mu gën ñoo mën a boole seen programme bii di woon rafetal tey suñ tomb moo doon nga xam mooy jamono ak social media ni ngeen ko déggee ñi nga xam ne ñoom laa dalaloon fii tey seen kàddu yi nga xam ne mu leen fi indi yu am solo lool sax wax dëgg yàlla buñ si doon taataan rek
wax dëgg yàlla mën nañ si génne ay njëriñ yu bëree bëri waaye incha allah xam naa ne liñ ñu cëral lañ ci waxtu wi tabarakallahu yemb na seen mbokk la woon Ibrahima Khalil Gueye fegoog seeg soxna Khadijatu moom itamit mu ngi woon ma ànd ak moom ci li nga xam ne mooy waxtaan wi soxna Adama moom tamit fa tabarakallahu dégg ngeen li nga xam ne moom la fi indi ak suñu mag ju baax ci fa tabarakallahu di Mr Mikel moom itamit kàddu yi nga xam ne indi na ko waaye duñ def di leen jox dig daje si beneen talaata incha allah wala beneen lundi incha allah wala beneen jamono rek incha allah ñëwaat ak yéen si yeneeni tomb si ay waxtaan ci rafetal leen jox daje boobu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu